Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. mbokk internautes yu DKR 221 dalati leen ak jàmm ñuy amati mbégte saay su ne di janoog yéen di leen nuyu ziar jox leen seen wàccuwaay te di leen ziar bu baax a baax itam ci weeru koru sell wi nga xamante ni moom la ñuy bëgg a dugg di ñaan yàlla dugg ci bisimilah génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ni ñu leen koy defalee saay su nekk nag actualité moo koy daal di laaj ñuy def entretien ak ñenn ñi nga xamante ni dañuy def actualité rawatina nag ñuy nag gëstu bu baax a baax ci ni réew mi di doxee tey ñu am mbégte dalal fii ki nga xamante ni mooy Ngenaar Sène nekk présidente section féminine bu enseignant yu nekkee nag ca APR foofee ca diwaanu Pikine du noonu la Ngenaar ñu lay bàyyi nga nuyonte suñu mbokk internet ci DKR 221. salaamaaleykum internet yi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu aussi sama sister yaar yi maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu aussi sa équipe bi nga xam ne ñoom nga àndal fii. Voilà donc man maa ngi tudd Ngenaar Sène dëkk Pikine bokk réseau national des enseignants de l'APR di militer aussi commune Thiaroye Gare voilà di jàngalekat aussi. nekk jàngalekat Ngenaar Sène nekkoon ci classe yi waaye nag. politique tax na ba léegi gisatuñ ko ci classe yi waaye nag ak lu mu ci mën ci doon itam gis nañ ko mu nekk benn femme boo xamante ni nag bu bañkat la loolu sax moo tax yaakaar naa nit ci gën koo daal di miin rawatina nag ci li nga xamante ni mooy guerre bi amoon ci seen digganteeg Youssou Touré mi nga xamante ni nag moom ngeen di bañ a dégg waaye nag da ngeen ko jiital ba pare di ko faqatal fan ngeen mujjee seen xeex boobu ci Ngenaar doon wax ne Youssou Touré na puus ma toog ak foo ko teg. D'abord maa ngi nuyu jàngalekat yi parce que tey bu mën nit ñi xamee tey ba mën a wax Ngenaar ba mën koo associer ak réseau des enseignants parce que jàngalekat yi ñoo ma fa yóbbu d'abord maa ngi remercier jàngalekat yi nga xam ne ñoom laa nekkaloon d'abord Thiaroye Gare di nuyu jàngalekat yi nga xam ne aussi ñoom laa nekkal au niveau département de Pikine di nuyu wàlla aussi IA bi nga xam ne fa laa nekkoon di jàngale muy IA Pikine Guédiawaye maa ngi nuyu ñëpp nga xam ne ñoom ñoo ma porté tey ci structure bi au niveau du réseau des enseignants de Thiaroye ba Pikine ba au niveau national mënuma def dara du rendre leen hommage ci liggéey bi nga xam ne moom lañ nekk sur le terrain ñu nekk ay soldats du savoir nga xam ne fépp fu ñu leen woo ñu dem fa ba mbas bi méttee aussi ñu woon ci terrain comme les médecins donc mënuma commencer te waxuma rendre leen hommage jaajëfal leen. Kanta nag ak Youssou Touré dafa nekk nit koo xam ne mooy suñu coordinateur national parce que ba bi may wax ak yow nii moo nekk coordinateur national président de la république wóolu ko teg ko fi mu nekk fi depuis APR ba mu méttee ba heure bi mu nekk fi waaye nag dañoo wax ne nit boo demee ba mënatuloo da ngay bàyyi te moom nag man sax dégg naa fu mu waxee ne moom bàyyi na donc gegeer amul foofu moom nee na dafa sonn commencé na jëm mag. léegi président na seet ku mu neex mu teg ko ci boppu réseau des enseignants kon foofu gegeer amu fi dañoo bëgg rek dem bi mu xaw a gaaw tuuti parce que aussi ñun les jeunes yi ci xaw a nekk dañoo war a prouver dafa am yoo xam ne dañu ko war a prouver te mënuñu koo prouver ba pare nekk ci base parce que base bi prouver nañ ba gars yi yëkkati ñun di ñu jàppale di wax suñuy mbir ba ñu egg yenn niveau yi donc jot na nag le coordinateur national xam nañ ne moom am na lu mu fi liggéey lu kenn du ko werante liggéey na lu bëri surtout en matière de communication matière de à la base aussi vraiment am na lu mu liggéey porter ko président porter ko les enseignants mais nag am na fu ñu di toll vraiment da nga war a bàyyi. mais Ngenaar lu tax ngeen bëgg ko bàyyiloo moom tegu fa boppam président Macky Sall moo ko wóolu comme ni nga ko def nommé ko coordonnateur national mais président Macky Sall bu fekkoon ne dafa dem ba amatul lu ko doy ci enseignants yi moom dina ko fa dina teg ko fa mais lu tax ngeen bëgg mu jóge fa te tegu fa boppam aussi. waaw ñun lu ñu mën a wax mooy président yëg na ko parce que ñun ñu ngi ci médias yi bind nañ ko ay courrier. mais est-ce que tax na mu réagir bu réagir c'est parce que seen requête bi amul solo. réagiragul mais dañoo jàpp ne peut-être dafa am lu muy xaar peut-être dafa am lu muy régler moom moo tax ñun loolu la ñu jàpp parce que ñun xam nañ ne Youssou nekkatul koo xam ne mënatu na produire dara mënatul andi dara lu bees dafa saturé parce que loolu dafay am dangay dem ba nga xam ne mënatoo innover mënatoo andi dara lu bees donc na andi ñi nga xam ne nag am nañ ci xalaat am nañ ci idée ñu ngi toppatoo carrière enseignants yi ñu ngi toppatoo enseignants yi seen lépp ñu ngi koy toppatoo je pense que ñoo gën a nekk sur ñi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain ñooñu la ñu war a jël investir leen ñu may leen ñu liggéey prouver li nga xam ne moom la ñu xam man loolu laa gis donc je trouve que le coordinateur national Youssou Touré def na li mu war a def mais aussi dafa xaw a sonn
dafa xaw a sonn saturé na te mënatu la mobiliser enseignants yi. saturation bi yéen a ko ci war a jàppale parce que yéen a ko ci war a jàppale waaye du ngeen nekk ci ginnaaw di ko sonal pour mu mën a fay jógee sonn na mais Youssou Touré ku ko xam-xam ne itam yàgg na di xeexal di yuuxu fu nekk ngir enseignants yi am gëdd surtout ci biir APR. loolu kenn du ko werante nee naa la def moom prouvé na xam nga man nee naa la prouvé na parce que nit ki aussi da nga ko waxal li nga xam ne loolu am te man ku xam ngenaar man du ma waxal ni ne gis naa yàlla te gisuma ko. nee naa la le coordinateur national Youssou Touré ñépp a xam taxawaayam nu mu fu mu nekkoon ci enseignants yi taxawaayam ci gouvernement bi taxawaayam ci défendre le président de la république tey situation yi passé tey bu la wóoroon ne si Youssou Touré mu ngi ci état am xam nga ko di ko gis ci télé yi mais est-ce que gis nga ko ci événement yi am gisoo ko ci dégg ko ci ñun ñoo ci nekkoon di xeex di wax ak enseignants yi di sensibiliser donc loolu rek wane na ne fu mu toll ni moom jël na retraite am mais nag il faut que na président foofu ne damay lancer un appel au président de la république lépp lu mu ciy mën a def rek mu gaaw ci parce que ñun aussi on a besoin de l'appareil pour mën a aussi jéem a wax ak enseignants yi jéem a revenir loo ñi nga xam ne dañoo dem parce que am na ñu bëri ñoo dem parce que amatuñu repère xamatuñu kan la ñu waxal tout le monde est dispersé donc loolu moo tax tey ñu ñaan président de la république tey Youssou Touré mu xool fu mu ko mën a teg foo xam ne place am la lépp loo xam ne ci lu baax la ci moom mu teg ko foofu noonu te bàyyi ñun ñi nga xam ne tey ñoo ci des ñu prouver man daal loolu laa gis parce que les rangs tout le monde ku si nekk tey am na foo dem xamoo ko waxal amoo interlocuteur aptatul ça n'a rien à voir nag ak sama relation personnelle ak moom parce que c'est quelqu'un boo xam ne soutenir na ma bi may soog a dugg dans le réseau ku ma jàppale la au niveau de Pikine ku ma jàppale au niveau de Thiaroye Gare parce que nit moom bu leen ki defalee lu baax da nga koy wax mais nag côté politique nañu abal terrain bi déjà ñu ngi ci woon mais mu abal ñu appareil bi ñu aussi ñu mën a prouver comme moom nu mu ko prouver voilà. leneen ci enseignants yi ba tey muy keroog discours à la nation bu président Macky Sall ci le 3 avril bi ñu daal di génn mu wax annoncé benn recrutement de 5000 enseignants yoo xam ne daf ko daal di annoncé ni ki keroog ñu bëri ci acteurs yi waa COSYDEP salué nañ am na ci nag ku ci mel ni Dambo ci moom nee na loolu beneen annonce la parmi tant d'autres yi nga xamante ni mënu koo satisfaire moom président de la République Macky Sall lu ngeen koy tontu. damay njëkkee ci daam sama frère la mais dama bëgg moom mu xam ne jàngalekat la gis nga jàngalekat dafa am loo xam ne daf la war da ngay war a am maîtrise ci sa bopp danga war a am démarche boo xam ne danga ko war a am sa bopp waroo nekk ci télé di wax loo xam ne danga koy wax nu la neex de parce que yaa ngi am buzz ni yaa ngi lay suivre man loolu dama ko contre. waaye day xeexal de du utul buzz de day xeexal. day wut buzz parce que am na yoo xam ne sax ñu ngi ko ciy dégg te loolu dama jàpp ne. du wàllu jàngalekat boo defee formation ñu war la éthique wax la déontologie am na loo xam ne da nga cee war a dugg man dégg ngenaar man ñaanuma yàlla ñu may dégg ci yenn yi man je pense que tey mbubu jàngalekatam boobu la war a sol tey buy politique mu wax ne man fii laa bokk ñu xam ne fii la bokk ñu xam ne ay adversaire la mais tantôt nga ne man bokkuma société civile nee na laa bokk mais tantôt nga dem bu ànd ak waa Pastef parce que da nga gis mu ànd ak waa Pastef yi waaw mais Pastef bu ñuy xeexal société civile c'est normal mu ànd ak ñoom parti la boo xam ne Ousmane Sonko moo koy jiite soit mu far ci Pastef soit mu génn far ci forum civil ne man fii ñëpp laa fi nekkal ngeen naan nag sama xarit nga mais nag mënoo nekk ci politique bi saf ci sàpp ne Dame du politique waaw mais moom daf na wax ne dafay politique na taxaw jàkkaarloo ak ñun ne dafay politique boobaa ñun dinañ ko répondre au niveau syndical parce que ñun aussi ay syndicalistes lañ dinañ ko répondre aussi parce que on fait de la politique moo xam ne suñu ko adversaire la mais yow bu la neexee boo taxaw ci plateau yi ne man société civile la te bu waa Sonko di dem nga ànd ak ñoom loolu qu'est-ce que cela veut dire waaw na wax raam dama ne jàngalekat am na yenn taxawaay yoo xam ne da ko war a taxaw waroo nekk ci lu nekk nga dugg ci lu nekk nga wax ci loo xam nga wax loo xamul nga wax loolu aussi dafay yàq crédibilité nit waa tontu ko syndicat am déjà amul nit moom ci G20 la bokk G20 xam nga ne amul mënul décider dara bu fekkoon sax G7 la bokk ñu xam ne kii am na oral nit ñi enseignants yi topp nañ ko mais yow déjà yow échoué nga ci daam ngay waxale dina la tontu de. waaw na ma tontu man sama frère la mais damay wax aussi li ma xalaat rek parce que tey moom moo xam mais li ma bëgg a wax daal mooy moom G20 la bokk te G20 déjà ñoom amuñu nit nga bëgg fa taxaw naan da ngay waxal ay enseignants déjà ba mu fi waxee ne affaire grève na ñëpp grève kan moo grève boo demee ci école yi kenn grèvewul kon kooku déjà amul leçon bu mu jox nit ñi. waaw léegi ñu ñëw ci li mu wax noonu. 5000 enseignants yi ngeen war ñi ñu annoncé ne dañ koy recruter mënul nekk lu ngeen koy tontu loolu di ngeen ko def lu ngeen ko def. mën na ne parce que fii amul dara lu mu ne parce que ñun du sax ñun mais éducation nationale fonction publique am na lu muy doxee
te fii bu ñu waxee ne dañuy président day recruter loolu alhamdulilah rabbil alamin mais les classes yi nga xam ne classe spéciale lañ tey mais classe yooyu noonu tey day tax affaire jàng bi baax apprentissage bi baax parce que da ngay gis ñu boole ñaari classe di benn enseignant di ko jàngal mais bu ñu recruter 500 yi loolu dina deñ da ngay gis ay classe pléthorique yoo xam ne da ngay classe 100 élèves tey bu ñu recruter tey classe boobu dañ koy xaaj ku nekk yore jàngale bi mën a normal ñu mën a respecter quantum horaire donc loolu pédagogiquement laa lay wax apport bi nga xam ne apport boobu la fa mën a andi donc loolu man dafa nekk décision boo xam ne dama ko saluer dama ci kontaan te du ñu jël koo xam ne amul diplôme parce que pour nga jàngal dafa am critères yoo xam ne moo ci am te loolu ministère de l'éducation nationale xam na ko fonction publique xam nañ ko am na dossier yooyu fournir léegi nag peut-être nu ñu koy doxalee mbala nu ñu koy gérer loolu peut-être man jotaguma loo xam ne war naa ci mën a wax mais je sais que c'est bel et bien possible parce que ci Abdou Diouf am na lu fi xewoon ci Ablaye Wade am na lu fi xewoon te ñun ñëpp loolu fekk nañu fi ñu boobu ñu ngi jàngale kon nag mënuñoo wax ne lii du am quel que soit les cas les effets sont là bu ñu fa jëlee mais sax effets yi mun nañ ko former. donc c'est bel et bien possible te acte boo xam ne dama koy saluer parce que déjà dina insérer des jeunes yoo xam ne ils ont le baccalauréat am nañ seen baccalauréat te jànguñu am na ñoo xam ne ñu ngi université di cartouché te am nañ le niveau donc ñooñu déjà bu ñu déposé bu ñu leen former mun nañ jàngal xale yi. d'accord donc acte bu may saluer ci président de la république di ko ci remercier ci loolu nga xam ne mu ngi koy def ci mbirum éducation nationale. d'accord acte bi ngay saluer la mais annoncé ngi ñu ngi comme ni nga ko waxee annonce bi 5000 enseignants yu ñu war a recruter leen te à côté gis nañ fi am na ci ay enseignants yoo xam ne ba tey ji kenn régularisé wu seen statut yow nee nga ci seen biir nga nekk xam nga seeni jàngat ndax loolu nga yàgg di xeex bëri na ci ñoo xamante ñuy kaas ci syndicat yi lenteur administrative tey est-ce que nekkul li ñu naan tongsi bii xaw ma def ci bii ne ko rajax balaa ngay ko recruter doo régler ba noppi ñi nga recruter ba pare. waaw ñu recruter gis nga xam nga enseignement kenn forcé wul kenn nekk jàngalekat man bu ma koy def man maa ji sama dossier dem déposer ko au niveau fu ma ko war a déposer mu jaar fi mu war a jaar kon man volonté te ba ma koy dugg laajte naa ba xam lu ci nekk loolu aussi damay ñaaxaat sama mbokku jàngalekat yi ñu xam ne métier boo gis dina am ay haut ak ay bas. mais métier boo gis itam ngeen naa da ngay bëgg avancement. waaw dama lay wax rek nit ñi ñu ngi avancer parce que temps yi passé ministre bi signé na ma 12000 yoo xam ne acte signé na ko électronique yoo xam ne signé na ko enseignants yi jot nañ ci ñu ngi jot lépp loo xam ne war nañ ko cee jot rek ñu ngi ciy jot. mais am na ñu war a joyante aussi. am na problème les problèmes mënu moo la wax le contraire parce que man mii di wax ak yow man gis na avancé loolu am na ci loolu aussi maa ngi ñaax nguur gi ci boppam mu fexe tey Mariama Sarr nu mu def ba signé 12000 yii ni ministre Mariama Sarr na dem signé waat yeneen. ñu war a avancer ñi nga xam ne aussi dañoo war a jot rappel ñu jot ko te ñu fexe aussi sur imposition yi parce que loolu mooy problème mu jàngalekat yi sur imposition yi ci seen impôts yi ci seen rappel yi loolu aussi gouvernement bi na ci taxaw parce que loolu man sama bopp def may laal keneen loolu moom maa ngi ñaan nguur gi di ñaan président de la république di ñaan ministère des finances di ñaan aussi ki nga xam ne moo yor solde ñu xool ba xam loolu nan lañ ko mun a régler sur imposition ci rappelu enseignants yi loolu moom xeex la boo xam ne man je suis entièrement d'accord côté même bu gars yi bu ñu ko doon xeex tam man dama ciy dugg donc loolu moom aussi nañ jàpp parce que c'est pas normal que nit ki war a am 2 millions nga fay kay 1 million 300 bala loolu ñu naan ay sur imposition la man comprendre duma ko mais lu aussi état bi war na see jàpp gën cee kii lépp loo xam ne enseignant war na ko ñu fay ko mais nag le problème des enseignants képp boo dugg ci enseignement xam nga ne enseignement nii la métier bu métti la métier bu noble la dañ ciy jaamuwaale yàlla donc lépp lu ci mënti nekk rek war nga koo mën a muñ seet li nga war a def aussi nga def ko ci voilà. Sowru Sène comme nee nga Dame Mbodj amul buzz dafa bëgg buzz Sowru Sène moom ci syndicat bu mu bokk moom am na popularité G7 moom am na popularité kenn du ko laam-laame moom dégg nañ ko fan yee mu ne Mariama Sarr ci boppam muy ministre fonction publique pour ñoom ñu jot ci moom sax ñoom enseignants yi sax c'est tout un problème du jël seen appel du leen tontu du leen lijjanti te moom tey jii ni problème bi nekk ci enseignement yépp li ci ëpp nee ñu moom la lan nga ci xalaat yow bi nga xamante ni ci biir système bi nga nekk. waaw loolu man maa ko njëkk a décrier man nag mosuma ñaan Mariama Sarr audience mosuma toog ak Mariama Sarr mais nag damay liggéey ak ñoo xam ne ñu ngi peut-être ak di wër ak ñoom par rapport ak acte enseignants yi acte de classement yi parce que ci ñoom laa koy jotee pour mun ko ventiler ñi nga xam ne ñoom ñooy enseignants yi nga xam ne ñoo nekk ak ñun. mais li ma mën a wax man mi déploré naa ko parce que bu ma toogee tey gis ñu bëri seen avancement parce que tout le temps man le problème que j'ai avec les enseignants madame dimbale ma xoolal ma sama avancement madame dimbale ma xoolal ma sama rappel madame dimbale ma ndax signature laa nekk surtout signature koo wax rek mu ne la problème de signature donc loolu aussi il faut mu taxaw si Sawru li mu wax noonu je suis d'accord parce que aussi bu ñu la tegee pour nga liggéey man je n'ai rien contre elle xaw ma ko mosuma koo gis mosumaa toog ak moom
mais nag tey na dimbale enseignants yi parce que problème yi président di am ni yëpp ak ñëpp di ko am ñi gravité autour de l'éducation nationale c'est au niveau de la fonction publique foofu moom na ci gën a signer na ci gën a jàpp parce que loolu ñun loolu lañ fi am enseignant amul dara lu rappelam enseignant amul dal boo ko fayee rappelam boo ko mele moom yoonam newul ci yow parce que dafa nekk ñoo xam ne dañoo noobu seen formation moo leen may mënuñoo ñaan mënuñoo dugg ci bureau mënuñoo sibooru donc dafa ñoo xam ne dañoo autonome donc yow aussi boo yoree loo xam ne seen teraanga foofu la nekk aussi def ko correctement rek man loolu moom je suis entièrement d'accord avec Saourou na gën a lijjanti enseignants yi na gëj a toog waxtaan aussi ak syndicats yi na waxtaan ak ñoom wax leen réellement lii moo mun a am ou bien lii moo ñu munta am li mun a am ñu def ko li munta am ñu xool ñu koy def ba gérer ko étape par étape parce que lépp munta sotti mais ñu gérer ko par étape mu aussi gën a ubbi buntam pour surtout pour le réseau des enseignants parce que man c'est pas normal que ma lay naan mosuma dem bureau xaw ma ko parce que j'ai pas cherché à aller dama ne peut-être moom mu ngi liggéey peut-être entourage am ñoom mun nañ ñu di ñu jox ci dossier ñun ñu jox enseignants yi mais na gën a def ubbi buntam na gën a jàppale jàngalekat yi man daal loolu la parce que man corps boo xam ne man si laa bokk tey bu politique jeexee dama fay dellu tey bu mala comment dire ma nekkoon fente mun nañ ma ne ma dañ ngay delluwaat si ministère d'origine donc loolu yëpp man dama ciy delluwaat kon man métier bi nu mu gën a baaxee rek nu ñu ko gën a organiser rek man je pense que loolu man moo ma gënal Mariama Sarr na gën a góorgóorlu xam ne aussi c'est une dame de valeur jàmbaar la ci léppal su ma gis si médias yi mais na gën a góorgóorlu daal lépp ci lu baax rek par rapport aux enseignants na ko def ñu dañuy wax tuuti ci politique muy wax ci li nga xamante ni moo ñeel wàllum communication bu APR nga bokk ci biir APR ñu gis la ni ngay communiquer gis itam ñenn ci ñi nga xamante ni ñoom ngeen di liggéey ni ñu communiquer communication bu APR bëri na ci li nga xamante ni koy décrier jamono ji ci magistère bu président Macky Sall déjà ñoom ci boppam dañuy jàpp ne le président Macky Sall li mu réalisé ci dëkk bi bari na mais problème mooy ku taxaw fësalal ko ci média yi mooy problème bi seen biir xeexoo la xulloo dàgg sante mais kenn mënu ci communication bu baax gis nañ fi ki nga xamante mooy Félix Antoine Diome l'autre jour gis ci Farba Ngom ak ñeneen ñoo xamante ni tey dafa mel dañuy gàkkal sa li nga xam ne moom la président Macky Sall daal di liggéey seen wàllum communication dina leen yàqal wala mënu leen yàqal ci atum 2024. bon question boobu kontaan naa ci trop parce que dafa am lu fi xewoon foog naa yéen a ngi koy fàttaliku mooy émeute yi fi amoon temps yële passé période yooyu gisuñu kenn bu doon génn ay 3 ay 4 personnes ñoo génn damay sax rendre hommage Thérèse Faye Diouf parce que gis naa taxawaayam ci événement yooyu amoon gisoon naa taxawaayam en tant que femme mu nekk fierté ci ñun parce que bu ñu gisee une jeune dame boo xam ne tey mu ngi ñafe te mu métti mu dem sur le terrain bu nit ñi jooree xeer mu dindi xeer ba dindi xam nga yooyu ay actes yoo xam ne dañ ci teg sa loxo la donc kooku maa ngi koy rendre hommage di ko féliciter di ko encourager ci li nga xam ne moo ngi koy defal président de la république. par rapport ak communication bi nga wax nag parfois dañ ciy jàkkonte lu métti parce que ku si nekk da ngay bëgg a fay ku nekk da ngay bëgg wax président ne ko maa ngi nii man maa gën a liggéey maa gën a def lii mais je pense que président. te ku ci wax tey jii ñu loxo dar gémmiñ. ci waa APR yi pour lan. waaw parce que peut-être amuñu outils yi dañoo cherché wul li nga xam ne loolu la président def xam nga lan moo gën a bon ci communication ngay wax moi xam nga moi dafay yàq mais waxal li président def par exemple boo waxee ne président lii ak lii la fi def c'est du concret ñëpp a ko gis yow gis nga tali yi gis nga réforme yu bëri yoo xam ne def na ko fi et c'est du concret. am na manquement tam. waaw mais lépp mënul sotti parce que xam nga def dañoo nekk ci dëkk boo xam ne en voie de développement la nekk donc dañ fa am ay chantier yu ñu fekk mais chantier yu ñu fekk dañ koy eggali mais eggali boobu mënoo tëb un seul jour mu baax donc li ma bëgg a wax foofu noonu nañ bàyyi communication bu ñu accès seen propre personne parce que fii tey président Macky Sall moo fi nekk mais président bu fi nekkatul ñun dañuy dem toog kon ñun lan li suñ communication yi dafa war a accès wu ci moom ak réalisation ak li nga xam ne li mu bëgg a def li nga xam ne vision bi mu am je pense que ñun suñ communication foofu la war a nekk su fa nekkee duñu juum du dëgg mais boo bëggee nekk ne man nii laa mel lii laa def fa ma dëkk teew la nga def sa dëkk président Macky Sall moom moo tax nga def ko fa moom moo yónnee ñu def ko fa mais kon du yow donc loolu aussi nañ ko seetaat ñun sans le président tey lan la ñuy représenter tey bu ñu taxaw man tey bu ma taxawee tey di wax tey réseau des enseignants de l'APR c'est parce que le président de la République est là donc il faut que ñu reconnaître ko loolu mais ku si nekk boo demee yow sa bopp rek moo la intéressé man lii laa fi def te yow li nga def tey président moo la jox ay ndombol tànk jox la pouvoir boo xam ne moo tax nga mun koo def ba pare teg ci aussi manque de générosité bi nga xam ne moom moo am loolu aussi lu ñu décrier la pourquoi pas les gars yi du ñu jàppale la base
ci base boobu sax jàppale base bi. ci base boobu sax fu mu toll nii gis nañu ay meeting yu ñuy organiser gis nañ ci ministre Malick Sall fële keroog ca Fouta gis nañ itam ki nga xamante ni moom mooy Farba Ngom barke des mondial Doudou Ka fële ca Ziguinchor mu mel ni aussi dañoo toll ci dajalawaat base beeg massifier ci waa APR ñu leen naan troisième mandat moom xel xalaatu ko ñoom moom bu yeboo ñu dem toog yi di ndax duñ ko fi amee buñ sax jéem a présenté wu pour troisième mandat muy président Macky Sall loolu ñëpp wax nañ ko opposition bi d'accord nañ ci société civile wax na ñi ñëpp xalaat ne moom président Macky Sall moom du mës a présenté wu ko troisième mandat ñu gis fu mu toll ni mu mel dañuy massifier waat 2024 c'est tout proche ndax dafa am ay affaires yu ngeen di waajal wala da ngeen mooy loolu. bon du ma wax ne dafa am lu ñuy waajal. ok mais li ma mën a wax mooy xam nga dëkk bi dafa am loi. bu fekkee ne tey conseil constitutionnel wax na ne président de la république mun nga présenter waat troisième mandat dañ ciy dem de mais bien sûr loi bi moo ko wax moo ko tëral président Macky Sall moom waxalu ko boppam mais loi bi ko waxee ñun dañ ciy topp man de dinaa campagne bu fekkee ne conseil constitutionnel nangul na ko. président Macky Sall nee na moom waxul waxi troisième mandat de. waaw dama ne. yéen ñi ànd ak moom yéen ñi ànd ak moom dama ne la bu fekkee ne conseil constitutionnel moo ko wax suñu loi dëkk wax na ko mu leer papier xam nga administration bind la xam su nekkee bind nañ ko mu leer papier noir sur blanc ñun ñu ngi ci biir man de ngeenaar maa ngi ci biir. kon yéen instant yi kon da ngeen war a toll ci tàggatoo mais tàggatoowu leen fi mu toll nii. ñu tàggatoo dama li ma la wax ñu koy nañ bàyyi ba conseil constitutionnel tranché bu tranché dinañ xam ndax dañu tàggatoo ou bien dañu nekkaat ci biir langue gi. conseil constitutionnel ci pouvoir exécutif la. dama ne ñun man daal loolu yëpp la jëntewu. conseil constitutionnel ci pouvoir exécutif la te mën naa am ay pion ak affaire yooyu noonu ñi kii. xam nga man defuma je ne suis pas juriste kon xam nga mënuma ci wax lu bari man daal li mu mun a wax daal 1 plus 1 égale 2 conseil constitutionnel wax na ko man topp naa ca. waaw président bu baateree campagne ma topp ci gànnaam dem sensibiliser les enseignants ne leen kaay leen jàppale président. mais waxatee ngi nii yéen da ngeen di politique boo xam ne politique bu aveuglé la conseil concerné bu nee lii ma topp ci. yow ci sa non mais yow non mais war nga am mais Ngenaar Sène war na am principe Ngenaar Sène war na am conviction personnelle bu koy wan ne ca njëlbeen président Macky Sall waxoon na ne nit bu nu fee moom moo fi taxawaloon référendum boobu nit mënatu fee def lu ëpp 2 mandats. yow sa objectif yow c'est prêt wala yow da nga koo topp nii rek pour topp rek. moo ko doon de. vision laa ko toppee mais dama ne li muy def ci dëkk bi moo ma doy man. ba tax léegi nga bàyyi say principe. léegi man su may dem su ma duggee biir Pikine tali yaa nga fa su may dem Fatick bi nga xam ne fa laa cosaanu tey tali bi du ma ko wàcc ba may egg biir Fatick loolu. parce que Fatick la dëkk. ba pare école yi tey fu mu nekk nii école yi abri provisoire amatu fi yépp la tabax. te man ci jàngale yi laa bokk école yi léegi yëpp ku si nekk am nga sa école yi am nañu ay financement mu ngi favoriser xale yi jigéen dem jàngi lépp mu ngi koy def léegi kon kooku noonu tey da nga xam la nga fi andi lu muy mel moom kay constitutionnel bu ko permettre moom ñu ngi ci. parce que man gis naa ne tey mu ngi changé dëkk bi changé na Sénégal changement boo xam ne kenn mu la koo wax tey suñu maam yi dem tey ku leen andiwaatoon tey ñu xool dëkk bi dañuy kontaan kon kooku noonu ñaanuñu yàlla mu gaaw fay jóge man de bëgguma mu jóge fi. parole d'une Faticoise la. waaw parole d'une Faticoise ngay dégg noonu ci local yi laataa ñoo tëj local yi nga xamante ni nee ngeen yéen fala budda faaw rek ñu buux ko lan moo tax lan moo nekk derrière ci seen idée boobu faaw ñu daal di pousse local yi te ñu mën koo def ci 2021 bi. yow déglu nga maire yi barki dem maire yi nee na ñoom pare nañ. maire yi nga xam ne ñu bokk Benno Bokk Yaakaar nee nañ pare nañ bu dee tey sax tey sax ñu dem ci élection. léegi lan moo tax mais buux bi si yéen la de. te dem ma wax la leen encore lu tax ñoom ñu pare mooy li ma doon wax léegi responsable yi bu ci nekk muy bokk Benno Bokk Yaakaar président dafa defar sa dëkk. daf koo defar ba nga xam ne da nga faa am bilan soo population bi defuñu bu fekkee ne da nga am sa bilan tey gars yi taxaw tey ñu ko ñu fay tegaat kooku lañ fay tegaat parce que kooku lañ amal njëriñ moom def quelque chose boo xam ne c'est palpable kon nag loolu gars yi moom amuñ ci problème opposition kay ñoom ñoo fi nekk jore seen gémmiñ di wax. waaye ñeneen ñoom décembre mën na nekk yéen a ko yóbbu. loolu ça dépend rek li gars yi ñu koy gérer liñ ciy wax ñu ci gérer luñ koy wax mais en tout cas daal ñun au niveau de Benno Bokk Yaakaar pare nañ pour dem bu ñu ko waxee suba sax ñu dem parce que xam nañ ne incha allahu rabbi dañuy gañewaat maire yi nga xam ne ñoom lañ yoroon ba pare gañewaat yi nga xam ne yoruñu woon la. yuuxu dina jib fuñ ko foogeewul de. yuuxu daal du fi am. yuuxu dina jib fuñ ko dul foogee de. xam nañ lan lañ def. parce que boo demee ci dëkk àll yi piste yaa nga fa boo demee ci dëkk àll yi teen yaa nga fa lépp nga fa ñu amuloon ndox ñu ngi am ndox électrification rurale barki dégg mu dégg nga DG bi ko yore dëkk yëpp presque dañu leen naa def lumière kon nag yow mënoo gis loolu di wax ko di fal ñoo xam ne defuñ fi dara loolu ay yuuxu rek ak ay dénonciation te dëkk nag mu dénonciation yoru ko di wax ne yow bañ nga sax yow ku sa doom bu ñëwee ne la yaay sama dégg naa da nga koy pes na ko lii bu nettali baaxul
donc ñun mënuñoo jël suñu dëkk bi jox ñoo xam ne dañuy nettali guddi ak ngoon ñu liggéey la ñu xam te duñ ci boole wax loolu daal loolu laa. boole ci di manipuler justice bi. waaw ban justice la ñu manipuler ñun kii ñu am nii ministre de la justice mënumaa ñàkk a wax ci moom. muy tooguñu fi nag nga di ko gërëm nag. maa la ko ñaan dama koy gërëm parce que xam nga la liggéeykat la demal Fuuta Sénégal gii. keroog Fuuta ne leen tampi de. tampiwul tampi na de. tampikoo lañ bëgg a wax xam nga tampikoo boisson la. tampi na de tampikoo la ñu bëgg a wax mais waxuñu tampi Fuuta ñu ngay lekk di lekk ceeb barki démb laa gis ceeb bi di jóge fii di dem ca Fuuta te séeréer la ñu waxoon ñoo bëggu ceeb mais finalement. te fii la taxaw di ñu traité de mbër nit ñu wàccoon ci tali bi ñëpp ay mbër lañ. moom tam loolu parce que nit ñee transformé wax ji. loolu la wax de. mais ministre de la justice mu ngi ci social bi en même temps justice mu ngi ko bàyyi mu doxal yow dégguloo ko ci lenn loo xam ne wax na ko ci mbirum justice moom fa mu toog la. waaw du wax mais fi mu toog lay toog di manipuler ak di digal joxe ay décision moom mag la duggul ci manipulation moom manipulation bu dafa c'est positif yërëm sax Sonko man bañ na ko ba ne moom jour bu mu yëgee loolu xolam dafa jeex parce que dafa xam ne père de famille la te am na loo xam ne bu ñu ko teggee ci père de famille dafay métti Sonko kay moo def problème am lan la fa wuti. waaw dafa warul maasew. maasaay thérapeutique. gis nga ma jox la benn anecdote ma toogee suñu kër keroog ba affaire bi jógee dama wax sama xale yi ma ne moo Sonko demu fa ñii dañuy sosal Sonko rek je t'assure man man nga xam ne man bokkuma sax su Sonko dama ko yërëm ma ne loolu amul Sonko demu fa nit ñi dañ koy jaxas ma ne journaliste yi war na ma ne ñooy dem waxal Sonko sa mbokk yi xoolal gis nga ba mu génne ma ne waxu ko je t'assure ma fii waxu ko mais ba Sonko taxawee ak gàttaay bu ne dem naa fa. ma ne woo non xasuma ko c'est que waru fa dem gis nga un homme politique un homme public. yow mën ngaa wax ne nag politique yi fii homme politique yi dul Sonko ak ñeneen ñi duñ dem di maasewu nag dañuy maasewu de. koy maasewu tam dangay maasewu ci am na nu muy demee am na foo war a maasewu. ku si dem na daal am na daal mais warul doon dem. même bu demul tam mu xam nan lay demee xam nam la koy doxale parce que homme politique la homme public la koo dem ba xam ne yaay nekk troisième. kon condamné ngeen ko nii ba pare. non man juste defuma ne li ma la wax léegi moo ci nekk man defuma justice defuma juriste mënuma cee wax mais daal socialement li ma ci xam ak li nit ñi di wax waru fa woon dem bay sax ak ay xale yu tuuti yoo xam ne ay 20 ans la ñu am. yow daal yaa ngi kii nga ko nii yow tuumaal nga ko ba pare. tuumaaluma ko parce que. mais boo nee waru fa woon dem bay séq ak xale yu tuuti kay ça veut dire que yow présomption d'innocence bi juriste yi bi ñuy wax. présomption d'innocence bi ñu koy nangu. li presse bi relayé loolu laa wax li presse bi relayé daal ñu bind ko loolu laa wax mais man Sonko sa nitam samay xarit lañ moom aussi ak moom benn xarma yàlla xaw ma ko mais daal li ma gis ci presse bi daal man li ma jàpp tey dama ne moom bu fa demul woon li yëpp du am mënoon na continuer politique am ba yàlla di ko may li mu koy mbala mu xañ ko parce que yàlla mooy may yàlla mooy xañe mais nag dafa def faute waru fa woon dem quelle que soit situation bi war doon dem naan day massé parce que moyen de massage yi am na fi chinois yaa ngi fi yeneen ak yeneen a ngi fi waroon na dem ci loolu. dafa rafetoon jot rek du tee tamit de li nga ko fi waxal lépp du tee 2024 ñu bàccal leen ko ba mu baax du tee. yaa soxla dëkk bi soo ne da nga soxla dëkk bi am na lu mu àndal parce que nit ñi dinañ la natt ci jikko natt la ci xalaat natt la ci jëfin. mais maasewu quand même nga naa seen maasewu aussi dara amu ci y a pas un délit là-dessus en plus ñu nangul ko présomption d'innocence bi ñuy wax ci wàllum justice tam nañ ko nangul ne li mu wax ne moom itam deful ñu nangul ko muy présomption d'innocence en matière de justice comme ni nu koy daal di waxee ngenaar seen la faticoise moom rek mooy wax nii fu mu toll nii émission bi jeex na tàggool. d'abord maa ngi lay remercier parce que macha allah yaa ngi def sa liggéey ak professionnalisme malgré que nag Pikine moom parfois day jóge fu ne mais nag macha allah loolu la ñuy xaar ci yéen ngeen tëddee njaaxaanaay voilà te gis naa ne macha allah yàlla dina la defal jàmm. maa ngi aussi remercier les enseignants parce que man sama commencement jàngalekat la sama jeexal aussi jàngalekat la maa ngi remercier les enseignants ne leen nañu jàpp fu ñu jàpp président Macky Sall fàtte wuñu incha allah dinañu jàppale te dina tabb coordinatrice teg ko ci kaw réseau des enseignants. dégg nga mu naan coordonnatrice pourquoi pas un coordonnateur Ngenaar yow tamit Ngenaar sama bopp kese nga fi nekkal moi. coordonnatrice dama ne président de la. te nee nga Youssou Touré puusal ma toog. waaw waxuma dama ne président Macky Sall dina tabb coordinatrice. pourquoi pas un coordonnateur. waaw kon xam nga dañoo sonn ci góor ñi dañ teg jigéen ñi rek même bu dul rek ba xam naa daal dina tabb daal une coordinatrice te xam naa ne Pikine lay dëkk. waaw. origine xam naa ne tamit ngeen a seen. waaw bu ko ne bu ci amee tam ñoo ma ci gënal waaw xam naa daal dina tabb coordinatrice te coordinatrice boobu bu ñëwee ñaan nañu yàlla mu liggéey bu set enseignants yi donc aussi ñëw wër ko mu liggéeyal président de la république ñu relever défi yi fexe donc système éducatif bi aussi jëm kanam.
d'accord Ngenaar Sène président Macky Sall war na tabb coordonnatrice pour ci kaw au réseau des enseignants du Sénégal bu APR waaye nag li nga bëgg a xeex ni nee nga bëgg nga nekk coordonnatrice mais xeex bi da cee bokk nag nga jéem a rencontrer ki nga xamante ni mooy Mariama Sarr ministre de la fonction publique itam mu jéem a régulariser ñenn seen statut balaa ñuy recruter loolu moom dama koy wax man di ko waxaat ak i tamit lenteur administrative yi nga xam dañ koy xeex fu ñu toll moom war nañ koo mën a lijjanti bu baax a baax mu nekkoon Ngenaar Sène nekk membre bu réseau des enseignants bu APR nekk itam présidente section féminine bu réseau bi fële ca diwaanu Pikine nekk enseignante itam boo xamante na les classes nag jóge na ci classe yi dugg ci politique bi saf ci sàpp nekk itam fële nga xam ne moom ci diwaanu Fatick nga daal di bàyyee ko donc ñu amoon mbégte bu baax moom sama xarit la moom ñu amoon mbégte bu baax a baax ñëw fii daal di def ak yow bi les interview Ngenaar Sène yéen itam suñu bokk internautes yu DKR 221 ñu leen di remercier bu baax a baax ci teewlu bi di leen jox dig daje beneen yoon ak ci beneen kàngam jàngeen jëf. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.